di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak Sunugal 24 seen émission Actu 24 moo dellusiwaat ma ci am mbégte di ci ànd à chaque fois ak Aliou Top moom taskatu xibaar la waaye tamit di xeltukat tey nag benn casquette producteur bi sax dinaa ko fiy convoqué parce que dafa am loo xam ne lu ay di jàmbat moo ko waral mbirum Léna Gueye cinéma Sénégal beeg yëpp ni mu toll Aliou balaa ñoo dugg foofu gars yi namoon nañ la def foo nekkoon. Moustapha ñu ngi lay ziare di la nuyu di nuyu également ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy bàyyi xel saa su ne ci Sunugal 24 comme da nga tudd casquette producteur bi xam nga boo nekk producteur entrepreneur journaliste ak yeneen yenn saa yi waaw da ngay xaw a tënku ci mbir yi comme dañu bëgg a jox sens suñu dund moo tax à chaque fois ñuy nekk ci activité yu bëri di ñaan suñu borom it defal ñu si ndam loolu rek la ñoo taxoon ñu xaw a làqatu ci yu bëri mais xam naa tey moom waaw tey damay génne phase ba peut-être ñu bëri gis parce que da ngay préféré nekk ci ginnaaw rek bàyyi équipe yi di dem mbirum cinéma la yow nga ci yëngatu am ay produits yu bëri yoo xam ne jot nga koo def ñu am succès ci dëkk bi alors mu am coow bu fi jóg Jamra jógati mi mbirum Léna Gueye mu am ñu ne suñu cinéma war nañ koo xoolaat pour yow comment en est-on arrivé là ci wolof sax naka la njëgsee fii alors li tax ñu yegg si fii foog naa ne dafa am lu bëri lu signalé wu te gars yi taafantal ko faale wuñu ko lijjanti wuñu ko parce que je pense que ne du Evenprod infidèle la ñu commencé gis yu mel noonu alors fi taxoon ñu commencé di comprendre série Sénégal un café avec yu mel noonu amoon na ci colin yu bol yu nga xamante ni Mia da ko doon def jotuñu si lii maa ngi rappelé wu temps boobu ñun sax defoon nañ ci benn article ba titré woon ko second viol de Cheikh Yérim parce que dafa violé woon li ñu jàppoon ñun mooy ormay jigéen ak yu mel noonu boobu mu ngi génnoon juste rek ci problème am bu njëkk ci ak xale bu jigéen bi alerté woon mais mu mel ni nit ñi dégguñ ko woon bàyyiwuñ ci xel li ko waraloon mooy yenn acteurs yi ci nekkoon yenn personnalités yi ci nekkoon ci mel ñoom DJ Boubs et cetera donc fallait pas nit ñi laal seen projet bu nga xamante ni jàpp nañ ne projet boo am njëriñ la mais am na lu nga xamante ni mu ngi doon ñëw te ñu ngi ko doon gis alors ñuy continuer mbir yi di évoluer ñu xam ne il faut nga heurter sensibilité wu nit ñi pour que nga gën a jaay Jamra dugal ci loxoom mu nekk benn outil marketing bu jéggi dayoo ci mbir yi te finalement amul benn sanction bu ci am alors boo defee benn mbir am ku ci wax mu jural la plutôt succès que mu yàqal la dara alors nga continuer di dem def ay rectification ak vraiment rectification yu nga xamante ni buñ koy xool en terme social da ngay gis que ni bu fekkee yow tu es un entrepreneur loolu moo la gënoon a ëppal njëriñ parce que da nga bëgg a jaay te interdiction yi ñu lay defal moom mooy tax nga gën a jaay dina la permettre yow à 21h nga diviser sa chaîne YouTube mu dem à 22h 23h minuit jàpp jëm kaw nga door ko dugal télé moo amoon ay sanctions yu nga xamante ni vraiment amul woon benn njëriñ. foofu suñu législation bi est-ce que fayuru fa tamit. non ba xam nga fii ñuy toll ni di wax tey. cinéma au Sénégal à part ñu defal la direction cinématographique tegal la CNRA pour muy saytu télévision yi lan la ñuy jàllale direction cinématographique pour mu càmbar vraiment naka la gars yi di tourner conditions yi la ñoo tourner joxe autorisation de tournage yi accompagner les acteurs pour ñu def vraiment ñu produire de qualité amuñu benn regard bi ci contenu yi nga xamante ni moom waaw vraiment amul benn encadrement donc laisser aller la kenn ku si nekk mu nekk benn fourre-tout bu nga xamee kenn ku si nekk da ñëw di ko def yenn saa yi sax am ay séries yu nga xamante ni dañ fiy jaar ba jàll gën a sax doy waar infidèle doo ci xam dara parce que amuñu taux d'audience benn bi may wane que ni suñu réew mi dafa bëri yu nga xamante ni dañuy xëy rek nekk ci duñu xam sax lu tax ñu nekk ci boo jëlee exemple dëkk bu mel ni Chine xam ne bala nga faa dawal benn film am na ñu nga xamante ni dinañ ko càmbar A ba Z épisode 1 ba keroog muy saison bi di jeex ñoom ñu càmbaraat ko bu amee yu nga xamante ni dañu jàpp ne yii baaxul ci askan bi dañu lay wax ne lii ak lii ak lii nga corriger ko et ak également ci côté bi ñu accompagner la mais Sénégal da nga fiy nekk un entrepreneur
feebar wala liggéey ci benn mbir non seulement duñ la accompagner mais duñu def contrôle bi ci war mu mel ni ñun daal dañu nekk un pays extraordinaire quoi dans le monde et je pense que ni tey jot na pour état bi xoolaat bu baax ni nga xamante ni cinéma mu ngi koy commencé mais foofu responsabilité balaa ñu ñëw ci état responsabilité des producteurs laa bëgg interpeller foofu parce que ñoom lu jig njaag ñoom ñooy njaag yéen ñi nga xam ne yéen yor seen xaalis di ko dugal ci produit di jouer loo xale ñiy def naka sudul noonu pourquoi parce que da ngeen a bëgg jaay seen produit. alors c'est vrai que cinéma wala production de toute façon producteur bi moom mooy ndeyu mbili gi mais il faut ñu xam ne am na ñeenti nit yu nga xamante ni ñooy ñi ëpp solo ci cinéma bi wax nga producteur bi réalisateur bi scénariste bi ak acteur bi alors ces 4 personnes là bu ci kenn souligner benn question boo xamante ni lii war na mën a suba indi ay wax ñoom ñëpp mën nañ ci taw waxtaan parce que lu ñeenti nit seq je pense que ni waxtaan war na fa mën a am bien que le producteur il met son argent pour en retour mu gën a am xaalis mais bu fekkee dañ ko proposer lu gën a jekk moom li mu xalaat ne loolu moo koy gën a lii te moom moo koy gën a jox xaalis et que convaincre que ci loolu je suis sûr que ni moom loolu lay privilégié parce que ku dugal sa xaalis ci loo ko mënti dugal en retour li ngay xalaat moom mooy naka ngay def ba nga xamante ni di nga ko rentabiliser mais bu ñu ko convaincre que ni bu ñu ko defee nii ci lay gën a nice gën a baax et puis moom mooy gën a jaay naturellement kooku da koy jël mais bu dee le réalisateur lui il dit man maay réaliser parce que c'est son image quand même moom mooy wane génie créativité am ci film bi moom mooy wane que ni ñun ñëpp kat bu ñu gisee image bi dañuy jàpp ne ndaw si dafa sumeeku et derrière peut-être mën na bañ a ñàkk a sumeeku mais c'est ce qu'on voit en image loolu réalisateur bi moo koy def est-ce que maintenant du point de vue business est-ce que si côté monétisation producteur bi moom dina si gis njëriñam et que bu ci gisee njëriñam est-ce que en retour du am ay sanctions pécuniaires yi nga xamante ni daf ci tegu mais si toutefois producteur bi xam ne lii kat dina ko permettre mu jaay 1000 francs mais après dina tax mu perdre 2000 mais jamais au plus grand jamais producteur boobu du dugg ci loolu. alors ki nga xamante ni moom mooy bind également donc bu fekkee film da nga koy bind da nga war a bind bu mu commencé ba fi muy yem séquence yëpp paroles yeeg lépp ba nga xamante ni acteur bu ne dina xam donc acteur bu ne bu duggee ci benn rôle xam na fi muy commencé ba fi muy jeexalee donc je vois mal benn acteur commencé benn film ba mu yàgg ne dañ ma doon joué loo lii après ma bàyyi ko ma génn non je ne crois pas parce que quand même bon Mariama xam nga bu fekkee da ngay joué da nga xam sa rôle lan la alors dinañ la wax du début jusqu'à la fin. lan ngay peut-être yow yaay liggéey noonu mais am na ñoo xam ne fi dañuy improviser dañuy xëy scénario bi chaque jour ñu jooyanti ko di xool ci commentaire yi parce que am na fi du ma tudd tur mais am na ñun ne ma dañuy xool commentaire sax di modifier seen scénario. waaw mais acteur bi mën a am fulla ju toll ni sa waay man kat damay ñëw pour def cinéma ñëwuma pour fo alors da ngeen may wax sama rôle ma xam lan la samay texte ma xam ko du début jusqu'à la fin ma mën a nekk même ci personnage bi mën ko di ko travailler même à la maison pour que ma mën a joxe li nga xamante ni moom la fan yi di mais bu fekkee ne dugg ñu si loolu rek ñu ngi commencé dugg ci mbirum amateur et que mbirum amateur moom li muy jur mooy naturellement li nga xamante ni moom la ñu gis te loolu je pense que ni direction cinématographique également am na ci benn wàllu nga xamante ni war na ko ci joyantiwaat ba nga xamante ni suñu cinéma dinañ ko mën a jaay feneen fudul fii et que jaay ko foofu mais ñu jaayaale image du Sénégal mooy lan mooy dëkk bu nga xamante ni dañuy ormal jigéen dëkk bu nga xamante dañuy jox cër ñëpp mag respecté mag yërëm gone et cetera ñu wane suñu culture boobu noonu bañ rek di dugg ci parfois ñu ne wëy yeneen dëkk yi nii la ñu mel ñun dañu war a mel noonu meluñu noonu parce que yàlla bindewul noonu adduna bi dafa def kenn ku si nekk am lu tax ñu di la xàmme donc identité bi nga xamante ni moom moo tax ñu xàmmee ko bu ñu ko mosoo xëtt te parce que mën nañu jaay lu ëpp loolu lu ëpp njëriñ loolu parce que am na ay film yu nga xamante ni dem nañu yenn niveau yi te defuñu yenn gilaawaar yi. bu ñëwee ci acteurs yi tudd nga ko sànq mooy ñeenteelu nit bi nga xamante dafa bokk ci mbir mi te mu am ci solo trop dañoo gis ne léegi daanaka xale yu jigéen yi série bu dul sexe xaalis la wala lu vulgaire wax ju ñaaw saaga yooyu yëpp ñuy gis noonu
est-ce que du c'est parce que dafa nekk loo xam ne moom mooy jaay rek ñu fàtte suñuy bonne mœurs ak lépp loo xam ne ñoo ko moom ñu seet koppar rek. oui d'une part fàtte li nga xam ne ñoo ko moom. d'une part xam nga acteur bi ak acteurs yi aussi dañu wuute naka la ñuy bokkee ci film. alors am na ko nga xamante ni xam na ne tey dañu nekk ci dëkk bu nga xamante ni il faut d'abord nga am tour pour nga mën a lijjanti lu mu mënti doon alors yan yoon laay jaar pour ma mën a am tour. bëgg a siiw il faut ñu xam ma fu ma génn ñu xam ne kii moom mooy diw. loolu mooy tax tey soo demee si boutique bi leb sax dinañ la lebal ndonte borom boutique bi lijjantiwul sax ndax war nga ko mën a fay wala mënoo ko fay mais puisque mu ngi lay gis xam na ne am nga tour bi dina la lebal voilà léegi parfois ñoom ñu engagé wu ngir am rek tour bi bu wax ak producteur bi xamal leen na leen budget boobu noonu amu ko donc li mu mën a prévoir mooy transport wala nangam sangam ngeen wax ci ay conditions yu leer alors yenn saa yi nag ñoom ñu dem ba ci biir ba commencé am tour bi commencé indi ay coppite donc loolu it yeneen mbir la ñu nga xamante ni acteurs yi war nañu ñoom it xoolaat seen parce que contrat moral quand même soo ko engagé wa ak nit jéemal nga fexe ba yeggali ko alors beneen bi mooy dafa am ñaari mbir yu si nekk mooy boo amee tour bi ban avantage la mën a jëriñal est-ce que bu fekkee siiw nga te muus da nga koy mën a exploiter bu fekkee da nga siiw nag te dof bu boobaa yow la ñuy exploiter alors boo xoolee ñu bëri ñi nga xamante ni tey dañuy dugg ci cinéma bi dañu dugg ci moment bu nga xamante ni amuñu benn maturité bi amuñu benn xel bi xamuñu préparé wuñu leen xamuñu bu ñu amee tour naka la ñu war a mën a def ba tour boobu noonu amal leen njëriñ et que mu xamuñu également fan la ñu war a voilà lan la ñuy non seulement nu ñuy gérer succès bi mais naka la ñu war a mën a am yenn limites yi ci yenn rôle yi parce que je vois mal nit mu nga xamante ni bu fekkee comme le cas de Lena jàpp ma ne tour la nekk di wër léegi wala dafa am derrière beneen business bu mu bëgg a véhiculer à travers donc image yooyu noonu parce que mënoo comprendre lan moo war a mën a expliquer ay scènes yu mel noonu ci film bu nu mel déjà nit ñi ñu ngi koy suivre ak actrice bi nga xamante ni moom moo incarné rôle bi ñëpp xam nañ ko bu dee taar la xam nañ ne am na ko jekk na jongoma na donc lan moo war a mën a tax mu war a mën a wan ne moom summeeku lu ko yomb lay war a doon interrogation yi donc day bëri ci mbir yi mais bon lu ci mën ci am mooy boo nekkee ci ab société non seulement nga am rek benn sant boo am da nga war a fexe ba ñëpp ñu am sant bu mel ni bi nga yor bu ëllëgee bu ñu leen joxañ benn yoon baaraam ndax am na ko sant woowu noonu wu def personnage bi dafay descendre ci personne bi dafay dem ba dafay yàq image personne mais bien sûr actuellement loolu la ñu nekk am na ñu ne rôle kese la non il faut qu'on se dise la vérité am na ñu nga xamante ni mais ñemewoo leen xool ba joué leen yenn rôle yi seen personne moo tax ñemewoo leen incarné loo yenn personnage yi mais pourquoi ñenn ñi rek ñoom ñooy joué yenn rôle yi alors faisons un peu nga def tuuru film yu mu joué boo ne 1 2 3 pratiquement même rôle yi la donc finalement day dem ba nga xamante ni day refléter boo jógee foofu nga daf koo mën tamit bon et sa vie en réalité c'est quoi xam nga yooyu aussi dañ ci poser wu question est-ce que cette personne là ci dundam naturellement naka lay dundee moom mooy kan fan la jógee lan ak lan la jot a def dans sa vie xam nga kii def casting deful rek casting parce que dafa gis xale bi xees après mel nii rek pour mu jël ko mais est-ce que suñ ko joué le rôle bi ak personne am dina ko mën a permettre mu réviser ko naturellement donc yooyu yëpp ci gis nga tey su ma doon def benn film doon wut journaliste bu xarañ bu aay mais su dee nangu nga ko joué yow laay njëkk a jël si au lieu may wari keneen parce que xam naa ni xarañ nga aay nga ci loolu te mën nga ko def comme ça se doit et naturellement mooy li ngay def tous les jours donc aujourd'hui dañu nekk ci monde wu cinéma on cherche plutôt des acteurs que ay ñu nga xamante ni dañuy jouer théâtre donc monde bi xaw na évoluer côté boobu noonu mais parfois ñu xaw a trompé wu nag ci yenn mbir yu bëri. ok balaa ñu évacuer sujet boobu. parce que gis na am na yeneen sujet yu ñuy xaar Actu 24 la ñuy wax dañuy def benn gis-gis bu yaatu ci actualité yi
mais lii moom dafay loo xamante ne dañ ciy profité walla comme ci secteur boobu nga ci bokk nga ci ñoom tamit am nga fa benn casquette comme ni ma ko tuddee léegi koppar bi ñu bëri nee nañ gars yi dañ ciy gagné xaalis moo tax production yu bëri jamono ci affaire bi am na xaalis est-ce que mi ngi nourrir producteur bi. Alors puisque moi je suis un petit producteur mënaguma confirmer que ne am na xaalis mais xam nga kenn ku si nekk li la dugal ci production bokkul ak li ci dugal sa moroom ñun budul production cinéma chaque jour dañuy wéy di produire et que dañuy dem di investir ci production yooyu noonu di ci def lépp ñun li ñu dugal ci production c'est vraiment sensibiliser éduquer orienter assister également ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk ci société bi alors kenn nag nekkul ci business pour def ko pour perte jamais alors mais bu fekkee da nga jàpp que ne succès bi moom moo la gënal que nga am koppar yenn yi alors boo defee différence bi xam ne am na tuuti xaalis quand même lu lay permettre yow nga mën a def yenn activités yi te doo dem tàllal kenn loxo je pense que moom moo gën mais ban produit nga war a produire parce que tey man personnellement rus naa ñu ne ma kii mooy producteur tel film alors je suis très fier d'être le producteur quand même de Allo DG je suis très fier d'être le producteur de Jamfa je suis très fier d'être le producteur de Kumpa etc donc ay mbir la yu nga xamante ni ne serait-ce que les noms boo ko déggee amul lenn lu nga xamante ni dina heurter sa sensibilité ci biir seen yeeg li ñuy def yëpp di nga gis que ni là c'est des produits yu nga xamante ni xalaatoo seen yoo xam ne dafay choqué wala. bon xalaatuguma ko. Non c'est-à-dire quand je dis xalaataguma parce que xam nga comme on est dans un monde bu nga xamante ni day évoluer xalaataguma ko te ñaan naa sunu borom bu ma defal sama xel luy war a tax ma def lu nga xamante ni suba dañ ma si duut baaraam et tant que maa ngi am sama conscience tranquille amul c'est-à-dire am na ay chaînes yuy jàngale yu nga xamante ni gis nga yi ngay gis ni yu ñu waroon mën a wane lu bëri parce que am na jigéen bu ñëw jël xolu jëkkëru jàmbur dem nañu ba nga xamante ni ëmb na ba am doom mais amul fenn fay gis fu nga xamante ni ci infidélité wu ndaw seek jëkkëru waa ji lu war a tax ñu wane que ni lii mais dafa am lu ñu doon jàngale ci biir te loolu ci saison 2 bi ñu jubul bu ñu si ñëwee ñu bëri dinañ gën a comprendre alors lan la ñu doon gën a parce que fi mu jeexee suspense yi dañu continuer di bëri te je pense cinéma série booy def loolu moom moo koy jaay quoi suspense yi nit ñi di xaar séquence bu jeex ban séquence bu si topp lan la war a mën a doon lan la war a mën a doon ainsi de suite mais pas yu nga xamante ni da nga koy seetaan bu fekkee sa jarbaat mu ngi sa wet sax da ngay xaw a sëgg am na noo defee sax wuyulu tawaa nga yónni waaw pour que mu jeex xam nga bu ñu tollee foofu vraiment c'est très très dommage mais quand même en somme xaalis mënul si ñàkk parce que bu doxee quand même je pense que ni xaalis moo ngi ci mais comme ñun amaguñu produit bu dox yenn yi. non Allo DG bi doxoon na macha allah léegi saison 2 bi kañ la. alors saison 2 bi ñoo ngi ci di liggéey. ci tournage Moustapha Sénégal dina gis beneen xar-xanamam ci cinéma bu nga xamante ni musul ko gis. non seulement ci qualité image yi qualité réalisation bi mais terme de contenu bi mais décor bi ak lépp lu nga xamante ni moo ngi ci bu ñu ko gisee je pense dootuñu xalaat seetaan leneen lu dul loolu et beneen bi mooy yeneen producteurs yeeg yeneen maison de produit am nañu problème parce que pour ñu dabu niveau boobu noonu je pense il faudra ñu gën a lëluwaat yéegal nga baar ba ci kaw quoi. waaw xam naa ne daal ku ci mën na profito li nga am nga acteurs yu ñu ci gisoon ci première saison bi est-ce que dinañ leen gisaat ci mais bien sûr dolli nañ ci ñeneen ñu nga xam ne Mbaye Dosé ñoom ñëpp ñoo ngi ci am na ñeneen ñu nga xamante ni dolli nañ leen ñu gis leen ci beneen facette bu nga xamante ni mosuñu jouer rôle yu ñu mel te ni ñu jouer rôle yooyu alors da ngay jàpp que ni kii li muy jouer moom lay dund tous les jours tellement dañu réussir
rôle yi yàlla bu ci cat dugg yàlla nañu yàlla may rek ñu mën ko yeggali et puis proposer ko Sénégalais yi ci anam yi ñu ko bëggee je pense que yooyu day baax ci moment yoo nga xamante ni dañuy am ay séries yu xaw a mel nii séries yooyu également di daw ndax Sénégalais yi mën di dem di wër véritablement li ñuy jàngee parce que ay leçons la lay jox tous les jours nga xam ne man kat kii dafa mel ni sama rôle lay li may dund moom lay wax te yàlla xam na ne man dama doon jot feedback yi yàlla xam na ne xamuñu woon ñooñu ñu ngi dund problème yu mel noonu parce que dañuy régler problème yu bëree bëri et je pense que ni cinéma moom loolu rek la war a mën a jëriñ quoi nit seetaan ko pare am lu si jàng chaque fois miroir lay doon pour ñenn ñi ku ko seetaan gis sa bopp mu doonoon point bu njëkk waxtaan bi dañuy dugg ci beneen point bi di coronavirus nga xamante ne mooy njuuma gi nekk ci dëkk bi ba léegi dellusiwaat ba ñu ngi wax actuellement 3e vague ñu gis décès ñi ngi commencé bëri jamono ji ni ki démb président defoon na ay visite inopinée ci ay CTE xool naka la fa malade yi nekkee ak yooyu yëpp mais tey ji en tant que taskatu xibaar 3e vague bi gis nañ bi mu dellusee niñ ko gérer ñi ngi wax vaccin ñi ngi ñëw à tout moment ñi ngi ñëw à chaque fois ñi ngi dellusiwaat mais dafa am loo xamante ne dañ koo gis démb mi daanaka combat de lutte yi dakkal nañ ko manifestation mais ba léegi waxaguñ ne rassemblement yi dañ koy tere fii ci Sénégal. waaw Moustapha xam nga liñ ci wax rek mooy li ñu yàgg a wax mooy faiblesse su état bi ak une très mauvaise gestion de cette pandémie là depuis mu nekk ñëw Sénégal maa ngi fàttaliku bi cas bu njëkk bi mu duggee ñun ñoo fi njëkk a toog cas importé bi wax na dañu war a tekki ndombal tànk Diouf Sarr ndax veille bi rek moom moo ne ñàkk nañu suñu aéroport yi ba nga xamante ni cas moom du fa jaar le lendemain cas bi jaar fa muy wane que ni kii kat amul benn maîtrise ci mbir mi te bu fekkee moom rek lañ fa bàyyi dinañu toll niveau bu nga xamante ni dina jéggi dayoo tey bu lii di am donc nekkul ñun lu nga xamante ni daf ñu bett parce que aussi c'est vrai que état mu ngi ci renseignement ñun ci information la ñu nekk mais yenn saa yi taskatu xibaar bi xam na kat kii du comme ni ko anglophone yi di waxee du right man at the right place donc tey bu ñu bëggee dakkal benn mbir dañu war a jox ñu nga xamante ni ñoom ñoo yellool mbir moomu ñu di ko diriger mais bu fekkee da nga jox ñu nga xamante ni xamuñu ci dara et il en profite ci occasion bu mel noonu pour jéem a defar seen tour politiquement di jéem a defar seen aura politiquement donc il y a problème. da nga jàpp ne équipe ministère bi non mais c'est ils sont pas à la hauteur et que depuis boobu ba léegi les gens continuent à se poser cette question là pourquoi ñu continuer di ko bàyyi moom mu ni ko lii démb seetaan naa image u visite yi gis nga costume bu rafet bi mu sol ak cravate bu nice bi mu def ministre de la santé ci période bii ñu toll nii pandémie 3e vague bi xam na ñoom dañ ci am part de responsabilité bu bëree bëri ma jàpp ne say conseils en communication aussi waxuñu ko dëgg war nañ ko wax ne que monsieur le ministre temps bi ñu nekk nii pour nga dem ci bërëb yu mel nii colin gii du bi war man personnellement su ma nekkoon malade foofu nekk fa su ma ko xoolee sama xel dina dem ci leneen lu dul que ni gis nga mais bien sûr parce que Moustapha gis nga bu fekkee ne affaire bi heurté na la toll na la benn niveau bi mais am na lu nga xamante ni amoo temps bi nekk fi ñu toll nii temps dafa doy waar bu nga xamante ni je pense que ni sénégalais bu ne war na xam ne mbir yi dafa dafay signifier également c'est-à-dire tey munoo am sa benn malade bu nga xamante ni dafay feebar yu doy waar yi nga di ko yóbbu hôpital chaque jour ngay def gestionnaire bu leer dafay mel ni da nga yàkkamti sax moom mu génn àdduna c'est-à-dire il faut que ñu xam ne suñu image dafa am lu nga xamante ni loolu lay génnee loolu lay wax pour léegi ñu wax ci manifestation yi ak li nga xamante ni mooy am na dafa am lu ñu bàyyi woon te waruñu ko woon bàyyi mooy que ni autoriser lamb ji war a am autoriser ay manifestation war a am tant que benn cas moo ngi fii dañu waroon xool naka lañ koy parce que ñun xam nañu ne quand même pour ñu respecter yenn mesures yi sénégalais bi pour mu def ko problème la soo ne ko demal te nga jël say responsabilité waroon nañu mën a xam ne
foofu war naa nekk. mais boobu nit ñi dañoo sonn nag il fallait que ñu ubbi ko mooy nekk explosion moo tax ma lay wax c'est-à-dire calcul politique yi si nekk moom moo doy waar xam nga loolu lépp li ko indi mooy les événements de mars. après ñu génn lan moo nekkoon voilà mais bi nga dégloo comment dirais-je discours ministre de la justice ngay war a xam ne ñii kat donc dañuy ubbi làmb ji automatiquement parce que dañuy jàpp ne lii am nii li moo ko waral mais c'était le contraire musul am loolu et donc seen responsabilité dafa am mooy wane que ni ñoom lii nii di am ci réew mi amul benn maîtrise bu nga xamante ni ñoo ngi ci donc même bu ñu nekkee dans les renseignements am na lu nga xamante ni daf leen di rëcc alors ñu jógee foofu ñu commencé ñoom di def seeni meeting gis nga seen tournée économique bi nu mu demee et après tournée économique bi je vais vous dire ARTP plus de 40 personnes y compris même directeur général bi moom dafa am Covid si rek benn inauguration bu ñu doon def côté Matam ci benn centre bu nga xamante ni pour ay fréquences la alors ñooñu fan la ñu jëlee Covid donc ci tournée économique bi la ñu def ñaata raison la ñu dem ñu nga xamante ni fa la Covid bi nekk alors tey fan la ñu wax ne Covid bi fa la ëpp. Dakar Saint-Louis ak yeneen yi mooy gox yi nga xamante ni naturellement manifestation wu tournée économique yooyu noonu fa la ëppee woon doole fi nga xamante ni ay inauguration dafa amoon. étudiants yi nga xamante ni jotoon nañ leen yóbbu ñoom ñëpp bi ñu ñëwee dañ leen testé ñu positif donc kan mooy responsable bi alors kenn mënu leen ci génne parce que bu fekkee ne yow wét na la wóor na la dëkk bi kat mbas mi moo ngi fi te Sénégal ni ñuy dundee bu ci kenn amee rek mën naa wàll téeméer te téeméer yooyu kenn ku si nekk mën naa wàll téeméer donc ci benn temps bu ndaw delta bi sax ñuy wax waaw ak temps bu ndaw Sénégal gi yëpp mën nañu am Covid te que actuellement nii man su ma xawee xiif sax damay tiit parce que damay jàpp que ni mbir yi moo ngi ci man parce que mën nga ko ramasser fu ne képp koo romb ku ne jàpp nga ni war na ko mën a am te situation bi ni mu demee ak grippe yu bëri jamono ji grippe yu bëri yi et puis doy na waar te ñu ngi jëm ci période bu doy waar période nawet la te nawet bi yooyu day bëri donc sibiru bi day ñëw rax ci dolli donc ministère de la santé je pense que ni war na gën a nag baralaat non seulement mbir yi mais bu fekkee ne waa Covid dañu dem occuper lii yu ëpp ci hôpital yi ñi nga xamante ni yeneen feebar yi dañ leen di daaneel ñooñu dama leen di yërëm bu baax parce que bu ñu ñëwee kër l'hôpital mën nañ fa jaaru loru te bu fekkee ne bañ ku ñàkk sa bakkan la rek ci forme feebar bu mu manti indi dañoo war a góorgóorlu ba nga xamante ni du si ñàkk bakkanam. d'accord nga ak gouverneur bi tere lamb yi. bien sûr d'accord naa si parce que dama nangu ne waruñu woon ubbi lamb ji jamono jooju. manifestation warul woon am tant que Covid bi jeexul alors fii ñu toll nag xam nga mosuñu fi toll te ci cas yu gënoon na moins grave que lii tëjoon nañu suñu économie tëjoon suñu activité tëjoon suñu dem ak dikk tëj leneen ak leneen te jamono ji ñu toll. état d'urgence war nañ fa mën a delluwaat. xel xalaatu ko parce que expérience moo ko wane ne kenn warul mën a delluwaat ci état d'urgence. parce que yàgg nañu fi toog fii sax di ko wax ne état d'urgence bi amul benn njëriñ ci biir couvre-feu état d'urgence fi mu gën a métti la ñu ne nit jógee na fii dem Touba yóbbu ko te boobu nit amuloon droit jógee fii dem Touba amuloon benn pertinence nit ñi di dox kaa yi di gën di law ci région yi nit jógee Touba traversé ba Kolda yóbbu fa Covid donc lan moo nekkoon njëriñu état d'urgence bi ba pare nag lompoñal économie réew mi ba mu doy waar am ñu nga xamante ni lu ëpp solo lu ñu waroon mën a lijjanti wuñu ko donc état d'urgence moom xel xalaate sa ko léegi nag responsabilité wu kenn ku si nekk dafa interpellé wu nañu jéem a dem ñun ñëpp vacciné wu xam ne kenn ku si nekk wóor na la ne benn couche protection bu wér am nga ko faral di takk masque yi bu baax et correctement parce que nag Sénégal pour nga gis fi ko fi takk masque correctement moom loolu sur 100 kenn wala ñaar nga koy gis ñu takk correctement man moom pratiquement sénégalais yëpp waaw si suufu sikkim bi moom xam naa ne bu noonu si sikkim bi lay jaaree kenn du ko am mais malheureusement ci bët yi ci bakkan yi ak ci gémmiñ gi lay jaar te yooyu duñu ko protéger région yi nga xamante ni moom mooy tax ñu wax leen duñ ko protéger yooyu yu xaw a boo la koy déglu na nga leen di reetaan parce que ñoom jàpp nañu ne mbir mi fo la
et li ko indi yëpp mooy la communication bi nga xamante ni moom la suñu gouvernement bi def wala boog ni ñu demee ba nga xamante ni dugal nañ ci politique parce que wax naa la ko si njëlbeen gi ak ñoom ni ñu ko jëlee woon politiser ko ba nga xamante ni image politique moom la sénégalais yi gënoon a gis si mbir mi que vraiment gestion de crise bu nga xamante ni crise sanitaire la et que je pense que nu yu mel noonu lu ñu war a gën a mën a moytu la te fi mu toll ni boo xoolee jamono ji ñi nga xamante ni xam nga ne ñu faatu ci Covid wax dëgg fa na yàlla dafa bëri loolu rek ku mu doyul pour nga xam ne Covid bi moo ngi fi di rey aussi jàpp naa ne ku manqué conscience nga te kenn ku si nekk fi nga toog war ngaa xam ne yow mii pour nga mucc si mbir yi mooy nga protéger say ñooñ fexe ba nga xamante ni yow doo ko jël mais doo ko wàll aussi keneen te ñi si des yàlla dimbali ñu faj leen ñu am vaccin bi nu mu gën a gaawee état bi it góorgóorlu ci ñu am waaw dolli vaccin yi ba nga xamante ni au moins nombre de sénégalais yi fi nekk dinañ mën a am vacciné wu comme ça se doit. mu gën a yokk bu baax a baax dañuy dugg ci politique laataa ñuy yëkkati jotaay bi président Macky Sall mujjee naa tabb ñetti membre conseil constitutionnel yi manqué woon laataa loolu nag conseil constitutionnel gàntal na fële ay décisions yoo xam ne ñëpp nee nañ amul woon sañ-sañ bi def ko bon mu yéex lool ba finalement mu def ko yéexaay bi ba def na ko après mu jur coow sax parce que Amadou Badio Camara mi nga xam ne tàmm na ko mu jur coow nekkoon président cour suprême ñu jàpp ne ku ko jege la woon tànneef bi ak yéex tànneef bi depuis janvier ba léegi ñuy traîner les pieds ban jàngat nga ci xam nga Moustapha c'est que parfois on se pose la question Sénégal y a quoi qu'est-ce qui se passe lan mooy problème bi réellement lu mel ni conseil constitutionnel ñu manqué ba nga xamante ni waruñu mën a am benn décision bu ñuy jël nga di leen bàyyi depuis janvier ba tey suñu jon yàlla tey jii nga door leen war a mën a compléter ginnaaw bi nga xamante ni def nañ fa ay tooxi doona mën nañ ko tuddee tooxi doona yu bëri yu nga xamante ni ñu bëri nanguwuñ si parce que ay mbir la yu laal Sénégal gi yëpp nga door a ginnaaw gi tafantalu jël ñu nga xamante ni normalement dañu waroon dem à la traite depuis yàgg na ñu nga xamante ni même yow avant ngay ñëw sax ñooñu dañu waxoon ne war nañoo mën a bàyyi place bi ngir ñeneen benn jour dama def benn parenthèse rek dama jàkkaarloo woon ak benn ministre ndeysaan ministre conseiller la woon te bi muy nekk ministre boobu man maa ngi doon def CP2 mu ñëwoon di def pose première pierre benn poste de santé ma bokkoon ci ñi nga xamante ni dañu joué woon benn pièce théâtrale nekkoon acteur principal bi ci sensibiliser ci jour boobu noonu yàlla di def jamono di dox ba moom mu soxla ma ci activité yi ma nekk ñoo di waxtaan ma rappelé ko loolu ne ko boobu day maa ngi doon def CP2 maa joué woon d'ailleurs li bi acteur principal bi après mu rappelé ko ñu waxtaan te jamono jooju moom ministre la woon adduna di dox ba man poste boobu noonu mu toog ma war fa mën a toog ma ne ko waa man de leen rek moo ma jaaxal mooy bu ngeen ñu yóbbee école ñu jàngi dem ba am xam-xam bi ba war a mën a servir la nation ba léegi ngeen toog ci place yi ñun kañ la ñuy mën a am jotu wane suñu xam-xam ak suñu xarañte mooy waral que ni fu nit ñi di jooyee parfois ñàkk liggéey da ngay gis ci wet gi ñu nga xam ne dañoo am ay cumul surtout ay màgget sax màgget yi nekk xamante ni ñu ngi war a dem retraite loolu mooy effectivement li am ci nomination yi nga xamante ni le président Macky Sall def ko te waroon ko waroon a bañ képp ko nga xamante ni sa âge dafa xaw a jege sax retraite ñu du la dugal lu mel ni waaw conseil constitutionnel xam ne ñooñu dañu war a mën a am une maîtrise quand même ci dossier yi nga xamante ni ñoom ñoo fay nekk ngir ñu mën a def liggéey boo am solo parce que noonu fay gën a yàggee di gën a gën a xam lan moo fa xew di gën a mën a jël nag décision yi nga xamante ni moom moo war pour sene waaw yu sage voilà mais parfois yéex gi nag moom moo nekk catastrophe bi gën a grave parce que normalement bu manqué kenn le lendemain dañ ko war a compléter parce que fu ñuy jëlee yenn te kenn xamul Sénégal lan mooy war a am ñaan nañu ko yàlla mën nañu xëy bakkan moom kenn moomu ko tey suba ginnaaw suba lenn xew te bu boobaa ñoom seen position mais vacances de la président de la République ñoom ñooy war a intervenir ci yeneen yi nga xamante ni moom mooy tax réew mi dox mais ñooñu bu ñu manqué ba nga xamante ni amatuñu seen baat dafa des
donc dañuy nekk ci dëkk bu nga xamante ni dañuy continuer di dund ci ñu bëri di ko song sax te loolu baaxul ci cour bu mel ni conseil constitutionnel da gis ñu def plateau di leen song mu mel ni daal li ko indi yëpp ci song gi mooy ñàkk gi mat gi xam nga lu matut lu ne rek moom am ab baatu tuuma buñ lay mën a duut te loolu le président de la république moom moo ko war a mën a bañ et que bu ko bañee moom mooy tax ñooñu mën ko ormal ba suba bu ñu waxee dara kenn président bi lii yoon may na ko lii yoon may na ko boobaa werante du ci bëri waaye fii ñu jëm fileeg 2024 damay jàpp ne cour boobu noonu lu mu wax rek ci président de la république ñu indi nomination yu bees yi ñamu nommé rapport yi nga xamante ni am na ko ak ñoom ak yenn boulot yu nga xamante ni jot na ko seq ak ñoom et que bu boobaa seen crédibilité encore day continuer di des di poser problème xam naa temps bi duñu permettre ñu dem Côte d'Ivoire mais ñu dem Côte d'Ivoire la fa am Ouattara ak Gbagbo xool daje biñ daje ñoom ñaar ñenn ñi nag rafetlu ñu ko parce que dañoo jàpp ne fu am 3000 morts dëkk ba ñu nekkoon sens dessous coow li bëri kon buñ dajewaatee di reetaan di tàppante kokkali la ñeneen ñi déet réconciliation lañ topp yow ban gis-gis nga ci am ci ñaari pàcc yooyu réconciliation bi dañ koy rafetlu wala dañuy kokkali askan non mais dañuy kokkali askan wi qu'on se dise la vérité quoi parce que man bokk ku ma jiiñ ne ab dëmm nga moom ba àdduna tukki du ma toog ak yow bu fekkee ne ma la jiiñ ne dëmm nga et puis am lu nga xamante ni dafa confirmer ne askan wi ay junni nit dañ ci ñàkk seen bakkan alors mais le problème mooy quand tu analyses les discours des deux présidents qui dit c'est mon jeune frère keneen ki ne ko xamante nañu bu yàgg alors donc même mafia bi la même deal bi la noonu la ñuy préparer c'est vrai que Gbagbo dans son discours li ko si yitteel yëpp mooy ay ñooñam ñi nga xamante ni caabi daf leen fete ginnaaw ñu jéem a def le tout ba ñu bàyyi leen qu'est-ce qu'il prépare pour la Côte d'Ivoire et cette image là après lan lay mën a joxe ci Afrique de l'Ouest surtout ñun bi ñu nekk parce que quand même il faut que ñu wax dëgg ñetti pays yu nga xamante ni ñoom ñoo nekk Afrique de l'Ouest yu ñu bëri ci ñi nekk ci dëkk yooyu di bàyyi xel bokk na ci Côte d'Ivoire Sénégal ak Mali et que d'habitude lu ñu gis fële gis ko feneen fi gis ko feneen fa ca topp fële ñu troisième mandat am na fi gis nga ni ñu ko commencé gisee ñuy njort it Sénégal ne si yoon boobu la nekk mais dëkk bu nga xamante ni da nga war a relancer économique bi da nga bëgg réew mi gën a dox et ñi nga xamante ni atteindre nañ seeni limites bëgguñu ko bàyyi mais ñooñu kan la ñu yàpp ay màgget rek mais ay màgget ñoo tee ëttu politique bi Ouattara di Gbagbo di béjee mais li ñu doon wax tout à l'heure mooy ñëwaat ana ñi nga xamante ni ñoom jàng nañu te ñu ngi servir ci yenn instance yi gën a mag ci monde bi nekk ay Ivoiriens mais ban respect la ñooñu am à travers ñooñu ça veut dire donc que image Afrique moo ni demee politique gu Afrique moo ni demee mooy que ni tubaab bi dafa dugal suñu bopp lu nga xamante ni pour ñu jógee ci day xaw a doy waar alors l'exemple mën nañu ko am un peu au Sénégal parce que tey c'est vrai que ni mu demee woon bokkul ak ni Gbagbo demee mais Abdou Diouf c'est le conseiller numéro 1 de Macky Sall donc nañu jàpp ne li ñuy dund en 2021 mais mooy stratégie yi nga xamante ni moom la fi tubaab bi bàyyi woon en 1960 mais loolu la parce que cerveau bi yëpp ñoom la c'est vrai du ma la bàyyi nga jóg te wax ma benn sujet boo xam ne ce matin rek moom mu secoué toile bi mooy mbirum vidéo kilifa boobu kilifa bu Y'en a marre ñu wane ko muy waxtaan ak benn waay ci benn vidéo bu xaw a gudd tuuti mbirum trafic de visa lañ ko ci toppoo parce que su ma juumul waa ji daf ko doon def ay proposition ba mu jox ko xaalis pour toppatool ko visa beeg yooyu yëpp est-ce que du benn coup boo xam ne mouvement Y'en a marre jël na ko naka nga gisee affaire vidéo boobu franchement coup la bu xaw a doy waar mais quand même bu dul yàqal mouvement Y'en a marre lu bëri parce que kilifa même bu nekkulee ci mouvement Y'en a marre ñëpp xam nañ ne nit bu influent la am na benn influence bi am na benn tour bi yàgg na voyager yàgg na def yu mel noonu c'est pas
pour la première fois également ñu dégg nit ku nekk ci showbiz ñu tudd ko ci yu mel noonu parce que Bercy bu doon am dañuy dégg yu mel noonu Zénith di am ñu dégg yu mel noonu et cetera et cetera. Djidja voilà yàggul rek dégg nañ ko ci yu mel noonu mais cette fois-ci position yi nga xamante ni moom la kilifa di jël ci intérêt wu réew mi loolu mooy tax mu nekk surprise bu waaw contradiction mooy nekk surprise bu mag ci ñu bëri est-ce que après bu waxaatee waxam dina am crédibilité est-ce que après bu waxaatee nit ñi dinañ ko bàyyi xel bu mel noonu est-ce que derrière les esprits après nit ñi duñu gis ne c'est un dealer bu fekkee ne loolu lu am la mais quand on analyse c'est également la vidéo da ngay xam que ni vidéo boobu quand même amul lenn lu nga xamante ni kilifa amoon na ci yëgoon na ñu ngi koy filmer donc da lay wan que ne il était vraiment dans ses affaires quoi et puis mu ngi doon wax carrément ni nga xam ne noonu lay def di mën a leen mais derrière boo amaatee un peu recul nga xoolaat ni ñuy dundee ak seen activité revenu yi mu war a mën a joxe day tax sa xel tey ci lu bëree bëri. alors moo tax bu fekkee da nga nar a engagé wu ci yenn combat yi war a jël yenn position yi je pense defar sa image dafa baax ci lépp di ñaaw njort di bàyyi xel ñëpp bul am sax confiance ci sa loxo ndeyjoor wala bu càmmoñ parce que à chaque fois mën nañu la pëtaxal mën nañu la trahir et je pense manqué na non seulement vigilance ci moment boobu parce que booy xool discussion bi moom ak waa ji mën nga jàng à un moment donné que ni kii ku muy pëtaxal lay wër parce que ci façon waaw ni nga ko doon posé question bi di bëgg dem na sax ba ne ko booy dang temps yi nag da nga war a wàññi quoi ni ngay tàngalee ba mu naan ko waa non temps yi moom xadar beeg yooyu voilà et cetera donc waaw et puis ni muy changé sujet yi parfois jël téléphone bi et cetera yooyu quand même ñoom ñi nekk ci activisme yëpp lu ñu war a mën a bàyyi xel la parce que boo xoolee pour ñu daaneel la moo xam ci politique wala activisme wala toute façon ko nga xamante ni les gens veulent fermer sa gueule ci yooyu lañ ko mën a jaar soit c'est du trafic de drogue trafic de visa wala ñu boole la ak jigéen boo nga xamante ni daf lay pëtaxal moom mooy li gën a gaaw pour nit ñi weddi la surtout boo nekkee société bu nga xamante ni dafa mel ni bu Sénégal xam ne pour ñu weddi la bàyyi la di la jàppee dealer bi lu yomb la et je pense que l'avenir nous en dira plus mais xam na waaw lu suba teel gi la peut-être comme plainte jib na ci dinañu xam kan moo porté plainte lu tax mu porté plainte ndax escroquerie la wala trafic de visa la ak bu dee trafic de visa la chaîne bi fan la li parce que bu quand même nit demee bay mën a dem pour solliciter toog ak consul bi pour mu may leen ay visa je pense que am na fu muy teg yenn yi ma xamul comme duñu juge nag li ñu gis rek la ñu mën a wax mais ñoom ñi nekk ci wàllu woowu yooyu quand même lu ñu war a mën a bàyyi xel la xam ne bu fekkee ne da nga gàddu baatu askan wi et surtout ñoom position yi ñuy jël ci France ak yu mel noonu jàpp ma ne nag ku mel ni Kilifeu war naa mën di solliciter di toog ak consul bu France indépét ba di am ay sollicitation yu mu xamante ni daf koy def même bu dul woon vidéo boobu noonu amaana consul bi mënoon na ko tegal ndëgg sarax bu nga xamante ni suba bu waxee ci France mu noppi parce que gis nañu fi benn Kilifeu bu defoon benn interview fii am rek benn position bu mu jëloon ci France ba mu demee laaj ñaan visa consul bi def na ko woon yow yaa waxoon ci chaîne bile ne France ni le ba tax ne boo retiré wul propos yooyu noonu duñ la jox visa ba kooku après woote ñaan lu saraxo ngir ñu retiré ko propos yooyu pour que mu mën a dem voyager donc parfois sax da ngay dem bay poser wu yow question wu seen degré d'engagement fan la toll est-ce que réellement ñii li ñuy wax dañ koy wax ngir seen poste ngir seen nafsu wala dañu bëgg a am tur boobu ñuy wax ba bu ñu toogee waa ji lu ñu ko wax mu ne waaw te bu ñu demee ba toll niveau boobu nag après day toll niveau moo xamante ni gaañ yi nag bopp sa bopp lañ fi nekkal kenn ku si nekk na ngay waxal ngir sa bopp mais raar na nga gis ñu mel ni Moustapha ñoo xamante ni dañuy wax rek ngir askan bi ngir askan bi jërëjëf Aliou ma bàyyi la nga def sa mot de la fin di ñaaxaat képp ko nga xamante ni sénégalais nga li laay war a suul yi ñu xam ne Covid 19 lu am la luy reye la
te ñu mucc ci moom fagaru rek mooy tax mu bañ a ñàkk wéy di law bokk na suñu jël ñàkku bi fu ñu ko mënti amee ak durée beeg temps bu mu ñu mënti jëlal moo gën temps ba nga xamante ni dañ koy def ngir gunge ay nit ci hôpital yi wala gunge ay nit ci sëg ya temps bi ngay def lu mu gàtt-gàtt journée bi bala moo jeex di nga mën a vacciné wu jël masque nga takk ko lu mu yàgg-yàgg di nga ko laal gel waaw takk gel laal masque la du xaw a doy waar lay doon mais ñu takk masque yi laal gel yi di jéem a it danduwante lépp lu nga xamante ni nemmeeku nañ ko lu sutante suñu yaram ñu jéem a xool spécialiste wala kër docteur bi ñu gën a jege di moytu automédication waaw moytu ko bu baax a baax parce que réew mi daal réew mu xaw a doy waar la mais ñun ñëpp ñu xam ne kenn ku si nekk tu es responsable quand même à un moment donné de ta santé te jéem a fexe ba lu sutante si sa yaram nga jéem a xam kan moo mën a xam lan moo la dal ak lan la lay préinscrire mais bu fekkee sa tànk day métti nga jël bopp garabu bopp bi métti sa tànk dina yàgg soigne tout moom amul amul fenn na garab soigne tout lañ ko tuddee lépp lay faj loolu moom amul ñu moytandiku ñaax ñëpp ñu gën a respecté waat mbir yi te di déglu it waa kër docteur lañ leen di digal ñu koy jaajëfal bu baax a baax Aliou Top lañ doon àndal taskatu xibaar la nekk tamit tey producteur bi lañ convoqué woon nañ ko ci plateau bi tamit di am mbégte di ànd ak moom ci émission bi di Actu 24 di leen jox dig daje àllarba bi di ñëw incha allah ak beneen plateau jaa ngeen jëf